ginaar gi baax na ci kër gi. Taja xoolal kuy sone foofu. Monsieur Diatta, ça va bien, ça va alhamdulilah, ça va. Prenez place. Ça va bien. Mbaa sonn la ci yoon bi. sunu fii dafa xaw a enclavé de. Embouteillage tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ça va. Lan laa lay servir. ginaar gi baax na ci kër gi. Merci. Ça va? Ça va bien, merci. Naka coono yi? Naka liggéey bi? Ça va bien. Ok. ginaar gi baax na ci kër gi. mbokk téléspectateur Mourchid TV asalaamaaleykum ku ci nekk ñu ngi lay nuyu ci sa tur ak ci sa sant bu ko defee ñu fas yéene ànd ak yéen ci seen émission Kër Sama deuxième saison mu mel ni Kër Sama deuxième saison seen mbokk mi jàkkaarloo yéen moo leen ko fas yéene présenté di soxna Alimatou Coly mu mel ni Kër Sama buñ ko tuddee concept bi mooy dañu fas yéene waxtaane lépp li nga xamante ne moo dellu ci biir kër. donc kër gi ci bâtiment dellu ko ci wàllu cet dinañ ko fas yéene waxtaanee ak yéen ci Kër Sama wàllu lekk toggin ni dinañ ko waxtaan ak yéen ci biir Kër Sama ba ci liy taaral kër taaru kër yéen jigéen ñi nga xamante ne loolu dafa bokk ci li nga xamante ne dafay dalal kër da koy neexal dinañ ko indeek yéen waaye itam du ñu yem ci kër gi rek waaye nag lépp ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi dund ci biir kër gi seen nekkin pour mu gën a neex kër gi gën a naat kër gi gën a dal ñëpp nekk ci jàmm loolu dinañ ko fas yéene waxtaan ak yéen incha allah ci biir kër gi mu mel ni tey jii dañu fas yéene waxtaanee wàllu prise en charge des domestiques ñi ñuy tuddee miine daan doole donc ñi nga xamante ni tey bu ñu génnee ñun jigéen ñi génn dem liggéey wala dem defi yeneen activité ñoom la ñuy wàccee kër gi ñu am fu ñu wuute mu mel ni tey jii xam naa moom la ñu fas yéene waxtaane ànd ko sunu gan muy inspecteur du travail ñu koy wax monsieur Justin Abou Diatta Justin Abou Diatta asalaamaaleykum. asalaamaaleykum soxna Alimatou Coly maa ngi lay gërëm ci sa invitation bi. maa ngi nuyu téléspectateur Mourchid TV. di wax également solo su thème bi nga xam ne moom nga jël tey. maanaam dañuy wax prise en charge. des domestiques. maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey. ci suñuy kër. mu mel ni xam naa balaa ñuy sore ci waxtaan bi monsieur Justin Diatta dinañ la laaj lan mooy liggéeyu inspecteur du travail mooy lan. waaw laaj boobu laaj bu am solo la. parce que ñu bari dañuy faral di liggéey. nekk ci ay bërëb liggéeykaay. waaye dañuy réeree mbir. rôle wala mission inspection du travail. may fàttali. que inspection du travail dafa exister ci administration publique bu Sénégal. et ñi fay liggéey ñu leen di wax inspecteur du travail wala ay contrôleur du travail. dañ leen di former ci école bi ñuy wax école nationale d'administration. foofu lañ leen di tàggatee. te seen tàggat bi dafay am lu ñuy wax 2 années de formation. ñoom seen liggéey mën nañ ko tënk ci ñett. bu njëkk bi mooy lu ñuy wax contrôle. yoon. mooy code du travail. dafa wax ni que ni inspecteur du travail yi dañu am mission de contrôle. maanaam dañu war a dem ci bërëb liggéeykaay yi saytu. condition de travail yi liggéeykat yi fa nekk. boobu mooy mission bi nga xam ne mooy mission bu njëkk. waaye mission boobu nag buñ koy faral di exécuter. en général dañ koy def ci administration publique mooy bërëb liggéeykaay publique yi. wala ci entreprise privée yi. su ma ko xawee booleeg un peu ak thème bi nga xam ne tey moom moo ñu fi tax a toog. mooy prise en charge domestique yi. dafay jafe. parce que xam nga kër. boo xoolee code de la famille.
domicile dafa am li ñuy wax benn caractère privé maanaam kooku ci nit ki la bokk donc très souvent dafay jafe wala dafay rare sax nga gis inspection du travail déplacé wu dem ci ab kër contrôler xool ndax am na fa domestique wala genre de maison et tout xool ci yan anam lay liggéey ak yooyu jaadu na xëy na peut-être bu ñu xuusee ci waxtaan bi ñu jéem a xool yan genre réflexion wala yan genre action la ñu war a mën a mettre en place pour que au moins xëy na peut-être inspection mën na def ay mission de contrôle ci kër yi sans pour autant yàq la nga xam ne moom mooy vraiment quand même le caractère privé wu kër gi boobu moo nekk mission bu njëkk bi beneen mission bi mooy mission conciliation conciliation bi mooy lan inspection du travail liggéeykat yi dañuy faral di bind ay plainte maanaam bu ñu amee ay jafe-jafe ci seeni bërëb liggéeykaay yoon daf leen may ñu saisir inspection du travail bu ñu bindee plainte déposer ko inspection du travail daf leen di convoquer ñoom ak seeni njaatige maanaam ki leen di liggéeyloo employeurs yi léegi nag ñu toog waxtaan boobu mën na aboutir ci lu ñuy wax conciliation maanaam partie yi mën a juboo bu ñu juboo lépp dafay delluwaat ca nu mu nekkee woon au départ mission bu mujj bi nag mooy mission bi nga xam ne mission bu am solo la mooy mission de conseil daan naa ko faral di wax inspection du travail buntoom yi ñëpp lañ ko ubbi ñu bari dañuy yaakaar ni peut-être inspection du travail njaatige yi kese la fi nekkal déedéet inspection du travail muy liggéeykat muy njaatige bi inspection du travail ñëpp la fi nekkal d'ailleurs mission de conseil boobu nag maanaam nit boo amee jafe-jafe même sax parfois buñ la woowee liggéey nit woo la ne la ah dama bëgg nga liggéeyal ma la yoon may mën nga ne ah kooku est-ce que doomu may xëy na peut-être mu waxtaan ak samay nit bu ko ne sax inspection nga jëm yoon may na la nga jël sol sa dàll doxantu ba inspection parce que inspection bu ñu jëlee région Dakar région bu nekk am na inspection du travail maanaam inspection régionale bu ñu jëlee Dakar inspection régionale bi mi ngi place de l'indépendance que sol sa dàll dem ba foofu ne ah dama bëgg a gis benn inspecteur du travail dañ lay recevoir à tout moment soxlawul rendez-vous nga waxtaan ak moom ne ko ah man lii lañ ma proposé ci wàllu liggéey est-ce que yenu na maanaa est-ce que répondre na par rapport ak normes yi nga xam ne moom la code bi tëral donc dina la conseiller xelal la et tout dalal la loolu day tax ñu mën a mucc ci yu bari ya nga xam ne peut-être dafay xew ci diggante entre liggéeykat ak njaatigeem. D'accord kon mu mel ni xëy na kon jàngat la wala information la boo xamante ne kon inspection du travail nekk lu fi pour ñi nga xamante ne ñoo nekk ci bureau yi wala service public yi mais kon même ba ci ñi biir kër yi aussi war nañ di doxantu donc xëy na tudd nga aussi wàllu conciliation wàllu conseil ak wàllu contrôle xëy na boo xoolee contentieux lay faral di jur en général entre ki bind ki bind ak ki nga xamante ne moom la ñuy bind ci wàllu liggéey donc employeur ak employé donc xëy na tam balaa ñuy jàll bëgg nañu xam su fekkee ne dafa am ay catégorisation ci wàllu nu mu tuddati législation bi bu ci nekk mais surtout bu ñu gën a soxal ñun ñii lan la loi bi prévoir dëgg parce que contentieux bi lan lay faral di indi ci wàllu horaire de travail bëggoon nañu xam balaa ñuy sori législation te mooy loi au Sénégal lan la tëral ci les horaires de travail bu dee kuy liggéey ñaata heure lañ ko may mu liggéey ko ci bés bi wala ñaata heure la war a mën a liggéey ci semaine bi parce que loolu aussi c'est source de contentieux ci kër yi daal. waaw soxna Alimatu laaj nga laaj bu am solo. ñu bari dañuy yaakaar ni que code du travail maanaam charte bi nga xam ne moom moo tënk. diggante liggéeykat ak ki nga xam ne moo lay liggéeyloo. dañu yaakaar ni. liggéeykat yi nga xam ne ñoom ñoo nekk administration publique wala ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci entreprise formelle kese la concerné alors que code du travail définition bi nga xam ne moom la jox liggéeykat définition boobu ñëpp la ëmb muy kay liggéeyee ci administration publique kay liggéeyee ci entreprise privée ak ka nga xam ne moom mooy liggéey ci suñuy kër yi même disposition bi moom moo leen ni régir donc loolu mu nekk une position ba nga xam ne position bu am solo la et balaa may sax gën a xuusaat
ci wàllu horaire de travail di nga ma may tuuti ma rappeler la nga xam ne suñu charte bi maanaam suñu constitution daf ko rappeler boo xoolee suñu constitution ci article 8 dafa wax ni que ni bépp nit dafa am lu ñuy wax le droit au travail article 25 bi ñëw gën a dooleel loolu wax ni nit ki ci bërëbu liggéeykaayam dafa am ay droit maanaam ay ak ay yelleef te nit ki ci boppam en tant que tel dafa sacré loolu la ñuy wax la sacralité de la personne humaine. Tout à fait. Donc par rapport à li ma jógee wax nii léegi nii dafay firndeel ni que ne en fait nekkuñu ci situation bi nga xam ne dafa am lu ñuy wax vide juridique déedéet situation bi ñu nekk nii lépp dañ ko tënk su ma dellusee ci ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci suñuy kër yi code du travail régir na seen relation de travail parce que code bi moom mooy définir liggéeykat te code bi ci ñetti mbir lay sukkandiku pour définir liggéeykat mooy code du travail bu njëkk bi mooy kooku dafay war a nekk nit c'est-à-dire une personne physique mu nekk soit góor wala jigéen te kooku dafay def lu ñuy wax prestation de travail maanaam dafay liggéey prestation de travail boobu mooy nekk benn élément bu njëkk bi kooku bu liggéeyee ba pare dañ ko war a fay payoor payoor boobu ñu koy jox moo nekk deuxième élément bi nekk ñaari élément yu am solo ma dagg la balaa ngay waaw àggale foofu tamit ñu xam waaw payoor bi minimum SMIC bi ñaata la effectivement dinaa fa ñëw sax tout à l'heure ñetteel élément bi nga xam ne mooy élément bu am solo mooy ki nga xam ne yow jël nga ko muy liggéey sa kër yoon daf lay may yow miy nekk d'ailleurs patron yoon may na la nga jox ko ay directives jox ko ay ordres bu defee naka sa dul noonu aussi yoon daf lay may nga sanctionné ko moom bu naree absenté wu daf lay laaj autorisation d'absence ainsi de suite bëri na yu bëri yaa nga xam ne mais ma tënk daal ñetti mbir yooyu mooy prestation de travail liggéey bi ngay def payoor bi ak lu ñuy wax lien de subordination juridique ñetti éléments yooyu bu amee yoon dafay jàpp ni que ni kooku liggéeykat la mu nekk ci administration publique entreprise privée wala ca kër léegi nag su ma dellusee ci catégorie yi am na benn arrêté bi nga xam ne moom moo tënk liggéeyu domestique ak genre de maison parce que texte bi noonu d'ailleurs lu tudd sax benn arrêté 974 bu ñu jël en 1968 ñu modifié ko en 1972 arrêté boobu dafa prévoir juróom-ñaari catégorie li ko dalee première ba septième catégorie bu ci nekk dafa am benn salaire bu mu ko jagleel catégorie bu njëkk bi en général mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy soog a door lu ñuy naan bon texte bi dafa wax bon ak domestique débutant ka nga xam ne amul expérience kooku moom mooy commencé ci catégorie bu njëkk ba kooku salaire de base am bi mi ngi autour de 42 000 mais salaire de base la waaw loolu dinaa ci dellusiwaat un peu maanaam loolu mooy la nga xam ne mënta ñàkk kenn mënul fay la weesu loolu la yées loolu c'est-à-dire c'est ça donc minimum la ku fay nag la ëpp waaw ku mën lu ëpp baax na parce que respecté nga la nga xam ne loolu mooy loi bi li mu wax septième catégorie bi salaire de base yu dem na sax ba 52 000 et quelques d'accord voilà donc ci gàttal am nañu juróom-ñaari catégorie maintenant horaire de travail ñaata heure la nit ki war a liggéey waaw ak kañ la war a tàmbali di liggéey parce que gis nañu li tax ñu indi question boobu domestique yi ñu am ci sunu kër elles sont les premières maanaam ñooy njëkk a yeewu ci kër yi mais ñooy mujjee tëdd ci kër yi effectivement loolu nekk na laaj bu am solo parce que très souvent sax yenn contentieux yi nga xam ne moom mooy ñëw au niveau de l'inspection du travail en général ci wàllu boobu lay porter maanaam dafay am ay jafe-jafe ci wàllu horaire de travail waaye loolu lu koy firndeel xëy na dinañ ci xuusaat tout à l'heure c'est parce que sa njëlbeen relation bi nga xam ne moo dox entre employeur beeg liggéeykat bi nekkul très souvent relation bi ñuy bind parce que bu fekkee dañ ko tënk ci këyit boobu dafay rappeler mooy lu ñuy wax contrat de travail tout à fait dafay rappeler horaire de travail yi mais n'empêche même bu fekkee binduñu këyit horaire de travail bi charte bi nga xam ne moom mooy res relation entre employeur ak travailleur lim ci wax dafa leer charte bi dafa ne bu dee kuy liggéey ci kër la
kooku yoon dafa ne 60 heures par semaine 60 heures par semaine. la war a liggéey. léegi nag 60 heures par semaine yooyu. employeur maanaam ki nga xam ne moom mooy jël liggéeykat bi. moom mooy xool nan la koy tasee ci biir semaine bi. waaw mais ni mu koy tasee nag en général très souvent bu fekkee dafay liggéey lundi altine ba gaaw. lundi ba samedi. dafay xool nu muy tasee les 60 heures là tas ko ci lundi ba samedi. waaye nag yenn situation yi nga xam ne nit ki dafay liggéey au-delà de ces 60 heures. nit ki war na mën a am droit à ce qu'on appelle les heures supplémentaires. voilà mais tamit parfois da ngeen di gis ay cas abus. parce que ci kër yi. dafay jafe nga dugg ci kër. gis ñu bindal ki nga xam ne moom mu fay liggéey. heure bi nga war a commencer liggéey heure bi nga war a arrêter liggéey. te noonu la waroon demee. bu fekkoon tënkoon nañu seen relation de travail sur un contrat de travail. comme ça ca njëlbeen lu formel mais tamit le contrat peut être tacite. te waaw contrat tacite bi nekk na ci cas yi nga xam ni sax moo gën a bari. xam nga wax naa ca njëlbeen que kër yi dafay jafe pour que inspection du travail mën di fa déplacer. waaye tey jii aussi toll nañ fa nga xam ne àdduna dafay dox. travail domestique yi tamit war nañ di mën a xool nan la ñuy organiser wu ñoom seen biir. tout à fait. wala soit aussi ñuy jéem a xool conseil yi nga xam ne war nañ ko mën a amee inspection. ñu fay faral di doxantu. parce que bëri nit ña nga xam ne boo leen laajoon tey fan la inspection du travail nekk. xamuñu ko mënuñu la ko wax balaa ñu koy xam. foog problème am. problème amee nga laaj ci fan la nekk bu ko defee nga dem fa. mais ci wàllu horaire de travail daal en tout cas lépp ca njëlbeen la. benn tënkee lépp ca njëlbeen. dana leer. léegi nag contrat tacite boobu ngay wax noonu. contrat boobu tamit il faut que mu leer tamit ci bopp nit ñi. employeur yu bari peut-être day nekk la nga xam ne xëy na moo leen di gënal. mais nekkul la gën parce que bés bu amee coow. bu ngeen demee devant l'inspecteur du travail. dañuy faral di wax ni que ni en fait. liggéeykat bi moom dafay laajte rek. loolu yoon moo ko wax. dafay laajte rek parce que daan am naa droit salaire bii. am naa droit congé. am naa droit li nga xam ne mooy li ñuy wax sécurité sociale. maanaam war nañ ma déclarer IPRES. war nañ ma déclarer au niveau de la caisse de sécurité sociale. comme ça ëllëg su ma amee ay doom. mun leen jël en charge li ñuy wax enfant à charge. loolu yëpp da koy laajte. employeur bi nga xam ne andi nañ ko inspection bu ñëwee. dañ koy laaj ndax wàccoo nag loolu. mu wax bu fekkee wàccoo nag loolu bu ko waxee dañ koy laaj mu andi ay firnde. donc ce qui voudrait dire que dafa am lu ñuy wax inversement de la charge de la preuve. travailleur bi amul lenn lu muy prouver moom dafay laajte rek. employeur bi nag moo war a prouver lépp. dañ koy laaj ca njëlbeen bi ñu koy engagé lan ngeen d'accordoon mu wax. bu andul ay firnde. waxam du tegu fenn. loolu nag muy firndeel ni que ni. bind bi am na solo. bind bu ngeen ko defee ba pare. bind bi dafa war a ñëw au niveau de l'inspection du travail ñu enregistrer ko. comme ça demain mooy tax ku nekk mën a am lu ñuy wax sécurité juridique. buñ ko bindul. yoon dafa am benn conséquence bi nga xam ne moom la ci attaché. contrat bi ñu ko bindul yoon dafay jàpp ni contrat boobu amul àpp. mooy li ñuy wax ci tubaab contrat de travail à durée indéterminée. loolu la yoon wax. tey jii boo jëloon liggéeykat sa kër bindaloo ko kayit. mu commencé liggéey tey. suba yoon jàpp na ni contrat de travail à durée indéterminée moo dox seen diggante. waaw boo ko naree dàq da nga ko war a dàq ci anam yi nga xam ne moom moo tegu. kon de xam naa boo leen doon def liggéey gi normalement ñu baal nañ ci baat bi. kon dina bëri Sénégal ñu ñuy jàppale lu bëri. parce que di nga gis ku nekk ci sa kër. sa kër tilim. munoo koo raxas munoo bale munoo fobeere mais di nga wut lu jànq ba am jànq ba mu ñëw nga liggéey loo ko kër gi ba mu set soit da nga koy taxé ko de voleuse maanaam dafa la sàcc parce que da nga ko bëgg a libérer peut-être que tu n'as plus les moyens nga fay ko wala en tout cas di nga ko colleel motif boo xamante ne pour te comme nee nga xas nga ba wax ne bu xasee ba ñëw ngeen d'accord ba mu commencé liggéey durée indéterminée amoo droit dàq ko mais kon ñi nga xamante ne dañuy dàqalu soi-disant kii daf fee sàcc wala soi-disant mënatuñu ko fay 30 000 weer bee ñu daal di koy libérer moo tax ma ne la kon suñ doon jàpp su contrôle doon am dëgg-dëgg ñu yóbbu ci kii ba dina bëri. waaw c'est vrai que situation yu mel noonu dafa faral di am mais tamit la nga xam ne man mun naa ko wax nit ñi. mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci kër yi. nañuy faral di dem au niveau de l'inspection du travail parce que ci kaw loolu la ñuy mën a am les bonnes informations yuy tax ñu mën a xam ñoom seen taxawaay. parce que tey jii aussi nit ki bu la bëggee daax. même bu la naree collé motif parce que li ñuy naan collé motif.
bu nee da nga ko sàcc bu demee ci yoon da koy laaj mu indi ay firnde bu nekkul ci posture mën a indi ay firnde yoon dafay jàpp ne li muy wax tegul même bu ñëwee au niveau de l'inspection du travail c'est la même chose boo accuser nit que dafa def lii dafa def laa da nga war a andi la nga xam ne moom moo koy firndeel mais boo ko andiwul donc du mën a solo donc côté boobu les gens soient rassurés c'est vrai que suñu tolluwaayu société aussi parfois moom mooy refléter yenn situation yi moo tax nag ma ne aussi war na am benn genre lu ñuy wax éducation nit ñi war nañ di mën a xoolaat seeni comportement parce que nga xam ne moo lay liggéeyloo sa kër bul jàpp ne mbindaan jaam la ak yooyu de déedéet en fait du jaam liggéeykat la comme yow ni ngay xëyee sa kër bàyyi sa kër dem sa bërëbu liggéeykaay muy entreprise privée muy administration publique et puis ka ngay bàyyi sa kër da nga koy bàyyi ak sa njaboot da nga koy bàyyi ak say doom ainsi de suite loolu mooy wane ni kooku liggéey ba muy def liggéey bu am solo la bon c'est vrai que ci statistiques yi même buñ ko xoolee dañuy gis ne que liggéeyu kër en général jigéen yi ñoo fi gën a faral di bari waaw parce que estimation yi nga xam ne am na benn organisation bu ñuy wax organisation internationale du travail mu nekk benn organisation bu am solo bi nga xam ne dafa bokk ci wàllu Nations Unies organisation boobu Sénégal dafa bokk ci organisation boobu comme membre te organisation boobu dafay jël li ñuy wax ay charte d'ailleurs sax am na ci benn charte bi nga xam ne moom la ñuy wax la convention numéro 189 boobu dañ ko jagleel ñiy liggéey ci kër yi li ñuy wax les travailleurs domestiques c'est juste pour dire que législation bi fàttewul liggéeykat yooyu ñoom ñëpp jël nañ leen en charge xëy na Sénégal tolloogul fa nga xam ne mën na ratifier convention boobu mais li nga xam ne tey jii mun naa ko wax mooy c'est sûr que kilifa yi ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk domaine boobu ñu ngi ciy travailler xëy na peut-être bu syndicat yi defee seen liggéey peut-être mun nañu ratifier convention numéro 189 qui porte sur le travail domestique. D'accord bu ko defee xam naa rek di bàyyiloo xel ñun ñi nga xamante ne bu ñu xëyee dañuy génn di defee activité ñi ñuy wàcc ci kër gi ñoo xam ne esclavage jeex na ca jamonoy maam ya donc ñii ñëw ci kër yi di liggéey duñu ay jaam ay doomu jàmbur lañu bañ a def naka sudul noonu moo tax ñii ñëw di daan seen doole ci biir kër yi comme bu ñu ñëwee duñ leen téye comme ay jaam di leen xëyloo ndax ñooy njëkk a yeewu ñooy mujjee tëdd ci kër yi te nit ku ne tamit da nga koy xool ci sa bopp ndax loolu ñuy def ne buñ leen ko def bu ñu ko defoon dina ñu neex kon ñoo xam ne rek duñu jaam mais ñu ñuy jàppale leen ndax tamit le sëñ Cheikh doon wax bu duloon nag tubéy kon julli ñaaw waaye jamono damay wax ne am na kër yoo xamante bu duloon nag miin daan doole kon lu bari dina sooxe ci biir kër yi. ginaar gi baax na ci kër gi. bu ko defee rek di rappeler bokk téléspectateur Mourchid TV ñi nga ak yéen toujours ci seen émission Kër Sama deuxième saison donc ñu ngi waxtaan tey ci wàllu prise en charge domestique yi mooy ñi nga xamante ne ñoo ñuy jàppale ci biir kër yi te sunu ganu tey mooy inspecteur du travail monsieur Justin Aboune Diatta donc monsieur Diatta. xam naa pour gën a dem ci lancé bi nga xamante ne rek xëy na moom la ñuy jàppee yenn domestique yi ci biir kër yi te mooy jàppee leen jaam dafay delluwaat aussi ñu poser la question ci sécurité bi parce que bu ñu xoolee ci wàllu sécurité seen doole néew na fa loolu ndax itam di nga ñëw ci kër jànq di nit di fa liggéey ba ndogal fekk ko fa moo xam day fobeere glissé ci karo yi daanu ndax kër yëpp léegi ay karo lañu moo xam day nettoyer tarxiis daanu mais dañuy gis ni au lieu kon maanaam dañu bëgg a xam bu nit ki di liggéey ci biir kër googu ba ndogal yooyu fekk ko ci ay accident de travail ci biir kan lay responsabilité am mu jël ko en charge ndax kiy liggéey mooy jël boppam en charge walla ki ko bind moom mooy jël nit ki en charge. laaj nga soxna Alimatou Coly laaj bu am solo parce que bu ñu xoolee ci wàllu liggéey ak li nga xam ne moom la ñuy wax accident de travail walla maladie professionnelle dafay ànd looloo tax code bi nga xam ne moom mooy code de la sécurité sociale dafa prévoir cas yu demee noonu te lu ñuy tuddee accident de travail accident bi nga xam ne da nga ko am ci sa cadre liggéey c'est-à-dire ci sa bërëbu liggéeykaay ci nga ko amee yoon dem na sax ba weesu loolu
ba wax ne par exemple bu fekkee da ngay xëy sa kër di dem liggéey ci këru jàmbur trajet bi nga xam ne moom ngay def entre sa kër ak këru jàmbur yoon boobu dafa protéger trajet boobu loolu la ñuy wax accident de trajet et loolu mooy chemin aller ak chemin retour ci wàllu prise en charge accident de travail suñu système de sécurité sociale dafa prévoir lu ñuy wax benn institution mooy caisse de sécurité sociale caisse boobu dañ ko mettre en place pour que jafe-jafe yi nga xam ne moom moo jëm ci wàllu accident de travail bu amee caisse de sécurité sociale mën a intervenir mais day supposer ca njëlbeen ca commencement relation de travail bi ñu bind contrat bi déposer ko inspection ba pare copie yooyu nga xam ne moom la ñu dépose inspection ba ñu viser ko ñu yóbbu ko au niveau de la caisse de sécurité sociale maanaam lan lay firndeel que employeur bi dafa war a déclarer ki nga xam ne moom lay liggéeyloo bu ko déclarer weer bu dee dafa war a fay lu ñuy wax ay cotisation yooyu muy fay au niveau de la caisse de sécurité sociale bu dee wàllu accident de travail travailleur bi amul lenn lu muy cotiser c'est-à-dire employeur waru ko dagg dara employeur li mu war a dagg di jëm ci wàllu retraite kese la war a dagg mais bu dee ci wàllu accident de travail wala maladie professionnelle employeur du dagg dara loolu employeur moom moo koy cotiser au niveau de la caisse de sécurité sociale bu ko cotiser bés bu accident de travail amee dafa am carnet accident de travail bi nga xam ne waa caisse de sécurité sociale ñoom ñoo koy jox employeur bi moom la war a jox travailleur bi ba pare yóbbu ko ci médecin bu gën a jege kër gi comme ça médecin boobu mun na déjà def lu ñuy wax prise en charge bi nga xam ne moom moo ko waral ba pare lépp daf koy bind ci carnet boobu après carnet boobu moom la ñuy yóbbu au niveau de la caisse de sécurité sociale comme ça bu fekkee dafa nécessiter yenn frais et tout caisse mun ko supporter waaye nag la nga xam ne moom moo nekk jafe-jafe bi mooy ñu ci bari du ñu déclarer seeni liggéeykat et loolu dafay andi ay difficultés donc du coup boo ko déclaré wul sa responsabilité yow mi nekk employeur civil dafa engagé wu te bu ñu waxee responsabilité civile mooy wàllu réparation nit ki bu gaañoo war nga ko faj kooku du travers moo war faj boppam beneen responsabilité yi nga xam ne moo gën a garaawati sax mooy responsabilité pénale maanaam bu fekkee ci gaañu boobu employeur bi dafa commettre benn faute c'est-à-dire mettre travailleur bi ci ay conditions yi nga xam ne war na mën a def liggéeyam te du exposé wu ci ay risques professionnels bu yoon wane ni que employeur am na fa manquement yoon dafay dal ci kaw employeur bi te boobaa mën na nekk ay amende wala mën na àgg sax ci emprisonnement donc mu nekk la nga xam ne waruñu ko réeree mbir mu nekk lu am solo wàllu sécurité dafa di wàllu bu am solo mais ci wàllu liggéey ñun dañuy distinguer ñaari aspect dañuy wax sécurité sociale ak santé et sécurité au travail sécurité sociale moom laa rappelé tout à l'heure mooy wàllu caisse de sécurité sociale wala wàllu IPRES bi jëm ci retraite am na benn tam bi nga xam ne dañ koy fàtte xëy na peut-être temps yële weesu def nañu benn réforme en 2012 bu jëm ci lu ñuy wax wàllu institution de prévoyance maladie lu ñuy wax IPM parce que loolu moom mooy jël en charge li ñuy wax maladie non professionnelle xam nga tey mën ngay liggéey fenn te feebar très souvent lu ci bari dañuy doxaale ak moom nga xëy feebar dab la wala sa njaboot nga xëy feebar dab leen ñoom ñëpp war nga jënd ordonnance war nga def ay consultation yoon dafa prévoir que même ka nga xam ne moom moo nekk sa kër di fa liggéey da nga ko war a déclarer ci benn institution de prévoyance maladie comme ça buy mel noonu amee consultation bi ak ordonnance yeeg yooyu et tout IPM bi mooy institution de prévoyance maladie jël en charge benn partie wu frais médicaux yooyu mais loolu lu ci bari dafay manqué voilà boobu mooy wàllu sécurité sociale wàllu santé et sécurité par exemple nit ki buy liggéey sa kër war a fobee rek et tout war nañu mën a xool même karo yi nga xam ne moom la ñuy def suñuy kër warul nekk karo yi nga xam ne bu tooyee dafay glissant parce que bu glissé mën na indi accident de travail même marche escalier et tout lépp war nañ ko xool même suñuy prise kër yi
war nañ di koy xool prise yi warul am ay fil yi nga xam ne dafay war day génn dañ ko war a encastrer maanaam dañ ko war a tëj de telle sorte que nit ki loxoom du fa mën a yegg loolu yëpp yoon daf ko tënk comme ni ñu ko tënkee ci bërëbu liggéeykaay yi nga xam ne yu bokkul ak suñu kër yi donc yooyu yëpp ne en tant que employeur foog ñu ciy bàyyi xel comme ça nañuy aaree ka nga xam ne moom mooy liggéey suñu kër noonu tam dañuy aaree également suñu njaboot. xam nga côté boobu aspect boobu nga wax mooy santé ak sécurité bi ci biir liggéey bi des fois xëy na man sax peut-être ñiy déclarer mooy ñi nga xamante ne ils sont dans les ambassades des grandes institutions ñooñu peut-être dinañ ñëw ci yéen di déclarer mais man bi ma bëgg a wax mooy ñi ñëw ci suñu nekk ci suñu kër yi santé et sécurité boobu mooy wàllu jaam bi aussi dafay feeñ ci côté boobu maanaam jànq bi da nga koy téye comme benn jaam bi mooy yow ni nga bëggee mu liggéeyal la nga bëgg ngay lay def je donne un exemple mooy eau de javel grain bi ñëpp xam nañu dafa dangereux mais da ngay gis koo xamante ne am na ko mën na ko wala kon mu jënd bouteille d'eau de javel bi jox ko nit ki mu raxas kër gi déedéet da naan eau de javel grain bi laa bëgg te benn grain bi gis nañ ni nit ki waru koo laa sax à loxo ba naan yaa ngi koy seeyal jox ko raxasal mu ne la déjà parce que y a un gaz qui se dégage gaz boobu nga ne ko déedéet yow jànq bi yow eau de javel grain bi ngay raxasee man bouteille bi tegal ma ko fee y a tellement de cas yoo xamante ne mën nañ koo citer ko parce que ki kay def jàppul ne donc kooku li muy inhaler noonu à long terme santeem da ciy yàqu. waaw effectivement te moo tax ma ne moo li législation bi tëral yëpp. buñ ko jàppoon fële dina fees. dana bëri ñu fay def. loolu moom dëgg la joxe nga sax firnde bu am solo firnde boobu mooy wax ni bu nit par exemple nekkee ci situation yooyu. bu xawee xëccoo ki nga xam ne moom moo ko engagé. yoon may na ko mu dem au niveau de l'inspection du travail parce que travailleur bu nekkee ci situation bu dangereuse yoon may na ko sax d'ailleurs mu arrêté liggéey bi. mais day fekk mu nekk situation bi nga xam ne situation bu danger grave et imminent maanaam dee am sax xëj na ci boo nekkee ci situation boobu yoon may na la nga arrêté mais nag boo arrêté aussi nga dem au niveau de l'inspection du travail nga poser le problème bu ko defee ci wàllu contrôle su ma si dellu si waatee inspection mun nañu dépêcher équipe waaw bu day wàllu santé et sécurité ñu ñëw saytu xool ndax est-ce que liggéeykat bi la muy wax ni que ne loolu danger la est-ce que réellement am na bu fekkee ay produits chimiques peut-être lañ fay utiliser ak yooyu et tout ñu xool teneuru chimie produits yooyu xool ban effet lay am ci wàllu santé beeg ak sécurité wu travailleur bi. mais xam nga ba lii sama problème mooy Sénégal li ñuy def ci mentalité nit ñi mooy par exemple su fekkee ne loolu arrivé woon na kenn mu déplacé wu dem vers yéen au niveau de l'inspection du travail pour moom da naan comme boo amul xaalis wala boo amul bras long wala boo amul nangam est-ce que tam bu nit ki ñëwee ci yéen pour régler ce problème est-ce que du am ay yenn lenteur yoo xamante ne est-ce que équipe bi ngay wax dépêché ko dina gaaw wala déet. waaw yenn lenteur yi. c'est vrai que ci nit ñi loolu la ñuy xalaat mais damay jàpp ne problème bi nga xam ne moom la ñu am c'est-à-dire problème mu culture nga am say yelleef ba pare nga def tout pour xeex pour sa ak sa yelleef looloo tax nit ñi lu ci bari du ñuy faral di dem au niveau de l'inspection du travail parce que dañuy jàpp ne que ne boo fa demee dafay jël temps mais quel que soit temps bi muy jël pour man boo xoolee la nga xam ne après moom lay permettre nga gagner daf koy jar dëgg te beneen fàttali bi tamit mooy xëy na loolu tamit ci bopp nit ñi la mais inspection lu ci bari ci seen requêtes yi maanaam seeni plainte yi lu ci bari traitement bi lu ci bari du yàgg parce que boo ko leen saisiré ca saa si la ñuy réagir semaine bi ci topp dañ leen di convoquer bu fekkee dafa nécessité ñu déplacer wu aussi nañ mën a déplacer wu ñëw saytu te lu ci bari aussi bu dee conflit la dañ koy traité ci wàllu en général ay 1 mois bu bari ay 2 mois bu fekkee amul solution dañ koy jébbal tribunal bu ngeen àggee tribunal nag boobaa nag foofu la ma xam ne doone benn ku nekk dafay la yool mais tamit ci cas yu bari saisine inspection dafay aboutir ci ay conciliation et su ma jëlee ci ay firnde déjà en 2015 parce que inspection dañuy produire li ñuy wax ay rapports statistiques ci rapport boobu secteur d'activité bu nekk dañuy xool en réalité lan moo fa dox ci diggante employeur ak travailleur ci wàllu transaction financière maanaam ci seen plainte yu ñuy traité bu ñu jëlee en 2015 li jëm ci wàllu domestique ak gens de maison
àgg nañ presque lu mot lu ëpp 40 millions ñi ngi ci presque 43 millions ci benn atum 2015 li nga xam ne employeurs yi fay nañ ko ay domestiques yi nga xam ne ñoom ñoo leen porter plainte au niveau de l'inspection du travail pour wax la ni juste dafay am ay conciliation dafay am ay dossiers yi nga xam ne dañ koy traiter au niveau de l'inspection du travail mais nag il faut que tamit même employeurs yi xam ne inspection booleel nit ñi moo leen tax a jóg mais employeurs yu ci bari boo leen yóbboo inspection du travail dañuy jàpp ni diw yóbbu na ma ca yoon loolu moo nekk ci bopp nit ñi moo tax nit ñi tamit baax na ñu gën leen yee ñu xam ne que ni loolu bu amee c'est tout à fait normal parce que mission inspection du travail mooy mission de conciliation mission de jubóole beneen bi xëy na dinañ ko indi nga am toujours rek day dem ci laal sa boobu ndax kii ñëw sa kër du jaam mais aussi da ngay gis ñun jigéen ñi nit di ñëw nga bedd ko dama bëgg a xam ci contrat de travail bi ndax boo bindee nit yaa ko war a jox mu lekk sa kër la wala lekkee ak sa kër la war a fanaan wala bu fekkee ne loger gi nga ko loger da nga koy dindiwaat ci li nga ko war a fay parce que des fois da ngay gis dañ leen di bedd bool bu ndaw lañ leen di jox wala ñu kii leen. ok loolu tamit lu. nga yore nit doo ko jox mu ndékki te kër gi mën nañu boole mu nekk kër goo xamante ne mën nga jóge kër gi ba ca bopp koñ nga benn nit di ko def doo ko jox mu ndékki doo ko jox mu añ doo ko jox mu reer wala su dee añ wala reer da nga ko naan demal ca jaaykatu añ ba ca bopp koñ ba nga jënd foofu añ 2000 francs nga xaaj ko jël benn xaaj bi añee ko bu ngoonee nga lekkaat ko yow nga toog di lekk yu baax moom mu war a liggéey ak effort énergie bu muy dépenser loolu tam lan la ci code bi wax ndax boo bindee nit waroo ko jox mu lekk moom mooy lekkal boppam wala lan. waaw code bi xam nga wàllu relation de travail code lu ci bari dafay bàyyi li ñuy wax la liberté de contracter maanaam code bi du tënk ñëpp mais code bi dafa prévoir bu fekkee employeur bi moom dafa proposer ki koy liggéeyloo ki koy liggéeyal daf ko proposer mu koy jox lu ñuy wax ration alimentaire ba pare mu jox ko logement yoon prévoir na ay montants yi nga xam ne war na ko mun a dagg ci salaire kooku loolu ça voudrait dire quoi dafay wax ni que ne code bi waxul ne impérativement employeur bi dafa war a joxe ration alimentaire dafa war a joxe logement mais code bi prévoir na cas yi nga xam ne employeur bi dafay joxe yooyu parce que boo xoolee salaire mooy payoor yoon dafa ni dafa am li ñuy wax caractère social dafa am caractère alimentaire parce que loolu boo ko jotee payoor boobu dafa la war a permettre yow nga souvenir say besoins nga souvenir aux besoins de ta famille mais ci dëkk ba ñu nekk Sénégal am na fi ay situation yoo xam ne ñëpp dañ koy gis parce que ñu ni neen la et puis suñuy kër la ñu ñëpp la ñu war a njabootee ci njaboote boobu nag moom mooy tax parfois yenn situation yi nga wax ni moom muy am employeur bi di jël ci moom prérogative wala la responsabilité di joxe ration alimentaire fournir également un logement aux travailleurs domestiques et gens de maison mais amul obligation ci benn cas lay am obligation bu fekkee yow miy nekk employeur bi da nga déplacer liggéeykat bi maanaam nga jëlee ko ca lieu de résidence habituel yóbbu ko ci beneen lieu de résidence yoon dafa ne non seulement contrat bi da nga ko war a bind yóbbu ko au niveau de la direction générale du travail et de la sécurité sociale pour ñu enregistrer ko def ci benn visa beneen bi mooy tamit da nga ko war a jox mu lekk da nga ko war a jox logement ci cas boobu kese la yoon teg ci ndodd employeur obligation yooyu noonu mais bu nekkul ci cas boobu maanaam nit ki par exemple mu dëkk Dakar nga recruter ko Dakar donc par conséquent bu ngeen waxtaanee ba juboo ci li gën mooy bind leen contrat bi te bi ngeen di bind contrat bi ci clause yi dina am clause bi nga xam ne moom mooy concerner lu ñuy wax avantage en nature looloo taxoon tout à l'heure wax naa li jëm ci catégorie yi ba na leen première ba 7e catégorie bu ci nekk am na salaire de base mais wàllum rémunération dafa am ñaari mbir dafa am salaire de base ak lu ñuy wax accessoire de salaire maanaam la nga xam ne moom mooy ànd ak salaire bi mooy ay prime ay indemnité ak aussi ay avantage en nature avantage en nature yooyu mën na nekk wàllu logement mën na nekk wàllu lekk bi mais yaakaar naa ni aussi
ka lay liggéeyloo aussi comme du jaam bu la yoon yàlla may kàttan nga war ko mën a may loolu te loolu du tax dara wàññeeku ci yow du tax dara yokku ci yow pour man war nga ko mën a def mooy yoon sax parce que xam nga tamit am na loo xamante ne sa diine sax dina la ko may te sa ngor du la ko may te mooy nit ki mu nekkal la sa kër toggal la sa añ ba mu baax toggal la sa reer nga ne ko ub ko foofu bàyyi ko mu dem bu dul dara sax bët ci boppam maanaam donte le loi baa ngi fi mais aussi yow en tant que nit benn humanisme boo xamante ne yow sa moromu nit imaginel yow nga xëy ci suba di liggéey ba jant saw lekkoo naanoo ngay gis ñam bi nii donc di ko def moo tax ma ne aussi il faut que nit ñi ñu bàyyiwaat xel donte le loi bi lii la wax prévoir ko lu dul en cas de déplacement mais aussi dafa jekkul ba fa bokkul ci sunuy aada aussi même bu si tu n'es pas prévu sax nga ñëw fekk añ bi toog du ñu tubaab ngay dem këram woote woo yëglu woo boo ñëwee dala naan xaar ñu foofu ba ñu añ ba pare mais quand même da ngay ñëw fekk ñuy añ sax ñu ne la aksil donc am na yoo xamante ne daal pour que nit ñi ñu gën ci bàyyi xel mindaan du jaam ba nga koy wutal bool di ko ber fële wala mu toggal lépp nga ne ko demal donc échange boobu xëy na am na échange donte la y a un SMIC mais lu muy dëkk sa kër moom mun naa fay loyer mais aussi dafa jekk daal c'est-à-dire que même la loi si la loi est là am na loo xamante ne ñu koy rafetal ci diggante bi parce que doo xam et loolu ça peut aboutir à des relations yoo xamante ne gis nañ fi ay jànq yuy liggéey ñu nekkoon ci kër ba xëy sëy ci kër yi du dëgg ñu nekk ci kër yi yar xale yi parce que ñooy yar suñuy doom attitude bu rafet bu ñu amoon ci suñuy doom ñu dem ba xale yi dañ leen di def yaay ëllëg xale yooyu màgg tekki ñëw fekk di daal seen oto di leen may ay billet màkk di leen ñëw may ay xaalis et cetera ay comportement yi rafet donc diggante yi rafet kon ñëpp a xam ne ñi nekk ci kër yi aussi du ñu jaam bu dul loolu wax ñoom lu bëri dina tardé mais aussi ça ne veut pas dire aussi que ñoom ni nga ko waxee ni peut-être ñi déggul bu baax dinañu jàpp ne am nañu ay droit am nañu elles tiennent le bon bout ba nga xamante ne mën nañ ci jaar aussi beneen côté bi xaw a sonnal seeni employeur ba tax na xëy na des fois y a des cas aussi nga gis nit am confiance si mi ne daan doole waccal ko sa kër dem liggéey nga ñëw mu dévaliser sa armoire ba mu jeex am na fi jël say or jël say yére dem walla toog ba heure bu ko neex mu liggéey donc des deux côtés pour mu équilibrer employeur bi na xam li ko war di ko def tey rafetal employé bi xam li ko war di ko def tey rafetal je pense que ku ci nekk bu defee la ko war jàmm dina na ñooy jàmm gi ñu doon bëgg ci kër gi ci kër sama dana gën a nekk donc penc bi dox Sénégal avancé comme on dit bu ko defee sunu émission kër sama loolu lañ leen indiloon bu ko defee di sant sunu gan sunu invité inspecteur du travail monsieur Justin Aboun Diatta ci wuysi gi nga xamante ne moom la ñu wuysi ci kër sama ak yi nga xamante ne indi na ko ci wàllu leeral yoo xamante ne nit ñi jàpp nañu jël ngeen ci lu bëri jàngat ngeen ci lu bëri ko defee xëy na bu amee dernier mot bu muy indi ci cadre boobu rek ñu indi ko laataa ñuy tëj sunu émission. waaw jërëjëf soxna Alimatou Coly madame Diop maa ngi lay vraiment di remercier et puis di la ñaax également surtout par rapport ak solo su thème bi thème yi mel ni baax nañu koy waxtaanee et dafay baax aussi télé yi muy mën a permettre lu ñuy wax yee nit ñi c'est-à-dire ña nga xam ne ñoom ñoo nekk ci suñuy kër yi ñu xam ne que ni en réalité mën nañ jàng lu bari ci wàllum télé di am yaakaar ni que ne peut-être xëy na du yam fii rek waxtaan bi war nañ ko gën a mën a xóotalaat gën ko mën a poursuivre et puis dem fa nga xam ne peut-être dina mën a permettre sax même téléspectateurs yi di mën sax di réagir en direct parce que léeg-léeg parfois dafay xaw a jafe pour ñu mën a am accès au niveau de l'inspection du travail mais à travers seen émission yu mel nii mën nañ di am ak ñoom yenn interaction yi maa ngi lay vraiment di remercier et puis di encourager Mourchid TV également bu ko defee xam naa kon ñu koy jaajëfal di jaajëfal tamit ñi nga xamante ne ñooñu teeru fii ci kër sama di remercier la famille monsieur et madame Dieng cité Djily Mbaye bu ko defee di leen jox daje semaine bi ñëw incha allah ci beneen thème ci kër sama merci.
gi baax na ci kër gi